woon moo taw ci benn bis wala ñaar donc mën nañ ci ñëw bu weesoo suñu borom dafa bëri ay mbir yoo xamante ni yéen environnementaliste yéen a ngi koy wax ñun dañoo yàq suñu dundin ak suñuy dëkkuwaay ba ba yu bëri ñun ñoo ko indil suñu bopp waaw ci wàllu environnement ci wàllum environnement dégradation bi ñun la waaw traité woon nañ sax lu mel ni résilience soo ko gisee ci weeru koor bi dans QG parce que àdduna bi lu ñuy gën di dem rek mbir yi di gën a jaxasoo lu ci mel ne environnement bi jàpp nañ ne at yii di ñëw dina jaxasoo ba nga xam ne faw nit ñi xam ne liñ daan dund mënatuñ ko dund ñu xool nan la ñuy adapté ci li xew nag effectivement xewoon na presque au mois d'avril juin fi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire soriwuñu am ay inondations yu mag yu fa amoon ñu alerté ne war nañ ci bàyyi xel ñenn ñi ne est-ce que du sururbanisation ñu ñëwati Sénégal ANACIM def na ay rapport alerté li nga xamante ne mooy le gouvernement et l'État du Sénégal ne leen ren nan nañ jëm ci ay pluies yu extraordinaire nañ ci teel a jël taxawaay lan moo indi nag ñàkk prévision yooyu peut-être dinañ ci xuus ci kanam mais li ñuy jàpp ne ay pluies exceptionnelles la yoo xam ne li ko indi changement climatique yi la mais ñun ni ñuy dëkkee ak ni ñuy tabaxee ak suñu ay attitude ay comportement am na lu bari aussi lu mu ci def ñu dem nag seeti un expert en sécurité civile nekk ci sur le terrain fan yi am lu ñu ci wax ñu waxtaan ak moom dellu ci commenter que sur le plateau. plan Orsec jumtuwaay la bu état bi yor bu xam ne bu jëye amee bu bette ñu war koo mën a saafara ci na mu gën a gaawe maanaam Orsec mooy organisation de secours donc plan la boo xam ne bind nañ ci lépp boo xam ne jëye bu bette amee nan la état bi war a jël ba saafara jëye jooju kañ lañ ko war a mën a déclencher bu jëyee amee xam nga sapeur yi ñooy dem intervenir suñ demee ba xool ba xam ne lii ñuy taxaw nii liñ jàkkaarlool ci jëye ji jumtuwaay yi ñu am mënu koo saafara ci la kiy commandé sapeur yi def benn rapport dem seeti ministère de l'intérieur ne ko kat mbir mi xew jumtuwaay yi ma am mënu koo saafara ma bëggoon ay jumtuwaay yu ci yokku te ci toll ci nangam ñu wutal ma ko bu ko defee ministre de l'intérieur nag ci loolu lay sukkandiku ci rapport sapeur pompier yooyu ci lay sukkandiku déclencher plan Orsec risque yi nga xam ne moom la inondation yi mën a indi ci nit ñi maanaam risque biir bu daw la biir yi daw ndax lekk yi ni muy demee ak salte bi day daal di indi ay biir yu daw ak leneen aussi la ci gën a fréquent yi ñu ko mooy feebar yi am ci tànk yi ci yaram yi ci der bi maanaam feebaru der bi les maladies de la peau loolu it ñaar yooyu daañu ko ci gën di faral di nemmeeku ci risque mais nag am na risque bu ñu mënut a quantifier mooy stress bi boo xam ne nii nit ñi fi ñu nekkoon jóge nañ fa rapidement ñu yóbbu leen feneen wala ñu jaaxle stress boobu bu yoroon feebar mën naa yokk feebar bi mën naa dem sax ba indi leen feebaru xel stress bi nag moo gën a garaaw sax te nit ñi duñ ko faral di évaluer ci risque inondation yu mel nii solution yi koy faj nag lu gaaw mooy drainer ndox mi c'est-à-dire ndox mi bu dee fépp sax foo gis bu dee du Ndakaar rek ci yeneen yëpp ndox mi dañ koo emprisonné maanaam dañ koo tëj dañ koo ndar kepp fexe nag ba dindi ko maanaam ubbil ko yoon mu jaaraat ci yoonam boobu dem mooy drainage loolu mooy mesure yu am solo yuñ ci mën a def bu dee nag mesure yu fexe ba loolu duutu amaat nag loolu dañuy restructurer quartier yi maanaam dañuy defaraat dëkkiin wi bàyyi yoonu ndox yi génn tali yi bañ a dugg dëkk ci xur yi bañ a dëkk ci fi nga xam ne day taa loolu mooy restructuration defaraat dëkkiin wi loolu mooy koy faj bu mujj. bi ñu tàmbalee léegi nag xayma nañ juróom benn nit yu ci ñàkk seen bakkan ci mbënn mi asalaamaaleykum wa rahmatullah. colonel Amadou Diop lañ doon déglu expert la en sécurité civile n'est-ce pas mu wax yu am solo jëm ci mbënd mi ndox mi taataayeeg yenn ci ay poco poco ndox mu wert yoo xam ne ni bu yàggee ci koñ mën na indi ay gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram
wax na ko léegi nii ci waxtaan bi nga si xam wax na ko Baye Cheikh xam nga soo gisee ñuy wax ne causes yi suñu bëggee jàpp si causes yi damay jël exemple Dakar xam nga ne Baye Cheikh Dakar am na li nga xamante ne soo xoolee cartographie Dakar en 1947 am na ñeenti lac yoo xam ne ñoo ngi fi Cureer Waruwaay Woy ak Mbëbës nag daanaka sax soo gisee léegi dépôt d'ordure la maanaam nekkatul li nga xam ne lac la li ko indi nag mooy tey nit ñi dañoo dem tabax de telle sorte que tey ndox bi amatul fu mu jaar pour dem ci yooyu moo doon yoon yu normal yi soo jëlee quartier bu mel ne Kër Mbay Fall Kër Massar ñoo ngi daan versé wu si li nga xam ne mooy marigot bu mbaaw bi te tey am na ay nit ñi dañoo dem tabax ci yoon yooyu le ba nga xam ne ndox bi ni mu daan demee di versé wu si marigot bi mënatu ko tey nag taw exceptionnel yi nga xam ne am na ko fan yi Baye Cheikh ñu nattu ko presque si ay 300 millimètres de pluie yu wàcc loolu dëkk bu mu wàccoon tey dina am inondation lan mooy différence bi mooy su tawee ba pare ndox bi dina am yoon bu mu jaar ñun nag suñu problème mooy bi taw bi pare fi yoonam bi mu waroon jël jaaru fa assainissement yi fa waroon am en tant que ay canaux yu ndox bi war a jaar amu fa nit ñi tabax aussi ci zone boobu ba ndox bi mënu génn léegi nag Baye Cheikh inondation bi am ni pompage mënu ko faj da nga daan gis ne su daan taw dañuy dem ut ay moto pompe ngacc ndox bi dañ ndox bi am nag ci yenn zone yi bëri na bëri boo xamante ne tey du ndox boo xam ne day dem nii parce que ay zone ndox la donc lenn rek tey moo mën a dindi loolu rapidement parce que soo gisee plan d'urgence suñ ko tegee mooy ne que lu urgent dafa am il faut que mu am solution d'urgence parce que nit ñi ak askan bi ñoo ngi ci njàkkare donc tey xam nañ yoonu ndox bi am nañ cartographie bi il faut benn courage politique laa ko mën a tuddee parce que il faut que yenn zones yi ñu toj ko pour que ndox bi dem le plus rapidement possible si lac yi nga xam ne war na fa mënoon dem bi si des mooy aujourd'hui Baye Cheikh soo jëlee lu mel ne Thiaroye si cause yi la bokk Thiaroye képp ku dëkkoon Dakar fa nga daan alimenté woo en ndox bi ñu ñëwee ba 1970 nappe bi nit ñi commencé di tabax urbanisation bi commencé ñu dem ba nappe bu Thiaroye bi pollué donc kenn mënatu fa tibb ndox di indi léegi nag si la ñuy jël lac de Guiers branché ko à Dakar donc tey nappe bi nga xam ne moo nekk Thiaroye bokk na ci liy créer inondation bi parce que su tawee ñëw fekk si zone ndox bi day ball donc soo xoolee kër gu ne 40 litres d'eau 35% yëpp da nga koy sànniwaat donc foofu tey zone boo xam ne dañ ko war a pomper la pour aspirer ndox bi fa nekk xool yan construction lañ fa mën a def pour dindi li nga xam ne mooy problème bi mais Baye dafa amaat beneen problème xam nga dañuy faral di wax plan Orsec état-major la sànq yaa ngi wax ne président de la République déclenché na ko en fait le plan Orsec seul le ministre de l'Intérieur moo ko mën a déclenché ci texte yi parce que état-major la composé de li nga xamante ne mooy général sapeur-pompier force armée li nga xamante ne mooy direction de la santé parce que ñeenti kuréel la ñeenti kuréel yooyu bu ci nekk secours ak sauvetage sapeur-pompier yi ñoo ko yor bi nga xamante ne mooy travaux ak transport loolu direction générale bu ministère du transport moo ciy nekk mais nag dafay am comme adjoint li nga xam ne mooy directeur génie militaire parce que catastrophe la gestion de catastrophe la donc te am na sax fu muy toll foo xamante ne directeur général adjoint génie militaire moom mooy jiite li nga xam ne mooy travaux yooyu lépp lu jëm ci communication pour rek mbir bi ñu mën ko teel a jël en main mais le problème qui se pose avec le plan Orsec dañuy xaar ba jéeyi am soog a déclencher plan Orsec moo tax nit ñi di kaas di ñaxtu parce que il faut que ñu toog réunion ak li nga xam ne mooy le ministre de l'Intérieur ñu ne ko sapeur pompier bi mu demee pour sauver ay nit pour jéem a ngàcc ay moyens am débordé na ba nga xamante ne mënatuñ ko sapeur pompier national mënatul jël li nga xamante ne mooy catastrophe bi xew su ko defee mu woo képp koo xam ne ci armée nga bokk gendarmerie mooy ñi ma cité léegi ñu toog waxtaane ko xam ne lii kon war nañu déclencher li nga xam ne mooy plan Orsec soog a uti xayma moyens yi war a tey dindi lii xam nga loolu day yeex donc dafa nekk plan Orsec c'est un plan boo xam ne xewwi na te ñoo ngi ciy def appel à l'État du Sénégal il y a ce qu'on appelle le plan de contingence Baye Cheikh mooy lan tey xam nga ne taw dina am xam nga ne inondation dina am xam nga ne urbanisation bi ak sururbanisation bi respecté wuñu les normes
te ñoo ngi avertir lu mel ne ANACIM nga xam ne lépp lu jëm ci météo jot na avertir ne dina am ay inondation yu débordantes yoo xam ne suñ ci jëlulee ay matukaay dina jéggi dayo te ñoom sax seen estimation li xew ëpp na li nga xam ne moo doon seen estimation donc plan de contingence boobu Baye Cheikh day ñëw fu mel ne Dalifort mais c'est dommage que ce code bi mu ngi sonal micro bi ah bon xam nañu lool li nga wax dafa important c'est tellement important xaaral ma dugg aussi biir voilà téye ko rek voilà c'est bon voilà donc ma doon wax ne li nga xamante ne mooy plan de contingence boobu la tey ñu war ko appliquer très tôt mooy li nga xam ne tey da ngay dem zone bu mel ne Dalifort nga ne population bi ñoom xam nañ fi ndox bi di jaar am na zone yoo xam ne amaguñu ay infrastructure xam nañ ne taw bi su xawee bëri foofu day inondé nga boole leen def benn comité woo maire bi impliquer la population xool tey xayma yan moyen tey su inondation amee moom nga war a mën a teg en place ba nga xam ne bis bu catastrophe bu mel nii amee dès qu'on déclenche le plan Orsec dina fekk fonds yi disponible mais fonds yoo xam ne da nga war a xaar tey ba jéey ya am nga soog ko dajale wala soog ko uti mooy indi population bi nekk ci njàkkare bu toll nii donc problème de wax naa ko urgence mënul xaar plan sax soo li jur plan mooy planifier donc planifier moo indi nga tëddal benn plan pour ne bis bu lii amee nii laa koy doxale alors que la procédure du plan Orsec day xaar ba mbir bi am ñu dajaloo natt ko ne kon war nañoo mën a déclencher plan Orsec donc mu nekk lu doy waar loo xam ne faw ñu xoolaat ko bi may wax sànq peut-être micro bi leerul woon tey ndox bi am wàcc ci zone yi bëri na bëri boo xamante ne Baye Cheikh entre 167 ba passé je donne l'exemple de l'autoroute à péage dafa dem ba dagg kenn mënul jàll parce que dañoo natt ne 160 mètres carrés moo fa wàcc mais lan moo indi loolu li ñu tabaxee la donc bi ñu ñëwee xool situation bi dañoo toj yoon bi ndox bi dem oto yi mën a continuer donc tey li may wax rek il faut ñu am volonté bi ak courage politique bi xam ne lii suñ ci jógulee li mun mën a jur moo ëpp parce que tey nit ñaa ngi ci njaaxare ñoo ngi ci ay stress tey man ma toj 50aine de kër pour yoon mu am ndox moo gën nga bàyyi ndox bi nii parce que après les conséquences wax na ko waxuma sax mais nit ñaa ngi dox ci biir ndox bi nit ñaa ngi nekk ci biir ndox bi xamuñu ne biir bu daw bi moo ngi ñëw à chaque fois qu'il y a eu lieu on n'oublie pas les inondations de 2006 dañ ciy dugg di ci fo xale yi di ci fo foog ne du def alors que ñëpp xam nañ ne ndoxu taw beeg ndoxu foos yi defoon nañ ci benn numéro day jaxasoo alors problème de peau yi problème de kii bi wàccu beeg biir bu ndaw bi hôpitaux yi di fees mais problème mu lap parce que ay risque la ren gis nañ ne ndox bi bëri na bëri boo xam ne am nañu ci lap donc problème d'électrocution parce que courant bi mënoo ko couper sur toutes les zones poteau courant am na cas de décès yu ñu ci am donc poteau courant yi gis nañ ne c'est défectueux defoon nañ ci benn numéro bi mu tawee tout juste ci avec ONAS mais wax nañ ne poteau yi war nañ di ko réviser di ko xool parce que poteau yu bëri day ubbeeku fil yi nekk en l'air te ku ne xam ndox fu mu nekk conducteur courant la donc loolu nekk na loo xam ne aussi ay urgence la mais stress bi parce que état dafa war a nekk ki nga xam ne mooy dalal xelu sa population parce que tey nga dëkk ci kër xëy mu inondé alors que ANACIM avertiroon na man damay poser la question à savoir que faisons-nous de nos données structuration organisation compartiment yi est-ce que ñoo ngi koy jël en compte parce que suñ ko jëloon en compte très tôt am na tey en France zone yoo xam ne day inondé mais population bi xam na ne telle période dinaa inondé après ndox bi dina dem donc lépp luy sa matériel bu waroon tooy tey da nga koy évacuer à temps suñu defoon plan de contingence boobu nit ñi nombre de kër yi nga xam ne war nañ leen génne xam nañ ne dañuy inondé dinañ am fu ñu leen dëkkal bis yooyu yëpp da nga koy prévoir ci plan de contingence ba nga xam ne dégâts matériels yi ñuy def du ci am donc war nañ ci bàyyi xel di wax ne peut-être ñu gën di xool aussi li nga xamante ne mooy budget bi parce que moom laa wax sànq dañoo toll ci jamonoy résilience te ku xam di déglu experts yi ñu wër que ce soit en sécurité civile en environnement ñoo ngi def ay gëstu di def ay rapport mais war nañoo mën a jël données yooyu am gëstu bu am solo buñ ci def pour di mën a def benn budget mais aussi tant qu'on ne changera pas nos attitudes Baye Cheikh pluie wu 100 millimètres wala 60 millimètres da daan indi taa mais ci pluie yi ñu jëm ñëpp xam nañ ko parce que adduna bi day gën a tàng te réchauffement climatique fu mu am taw yi day gën a bëri donc il faut très tôt ñu jël en main li xew et que zone yi nga xam ne c'est des zones libres kenn tabaxagu ko ñu respecter canalisation yi canalisation ndox
di fa am ruissellement canalisation voirie yi di fa am canalisation pour eau usée di fa am ñetti canalisation yi moo war a am ci li nga xam ne mooy ville. maintenant à pluie exceptionnelle bu toll nii amul benn canalisation ci àdduna bu ko mën a jël en compte yow di nga inondé ba nga xam ne da ngay foog ne fii dootul wowati mais su tawee au bout de 2 heures de temps taw bi dañ mais xoolal fu mel ne Bambilor tey sànq maa ngi koy lire ci presse bi dafa taw ba pare amuñu benn inondation ñu toog ba ci yàgg ndox bi di ball di génn parce que ndox su utiliser wul yoonu kaw day utiliser yoonu suuf nan lañ daan def en 2010 87% des pompages yi ñu def fu mel ne ay Médina Gounass dañ daan pomper fii dem sotti fii ndox bi ñëw parce que da nga daan pomper ci versant mu génnaat ci beneen côté ñu daan yàq xaalis ba nga xam ne dañoo xam ne tey type de pompage yooyu mënatul am ñu dindi ko donc ndox moom yoonam faw mu jël ko donc il faudrait que ñu désencombrer fépp foo xam ne fàttoon nañ ko en attendant de trouver les solutions pérennes te wax naa ko mooy canaux kii assainissement bi war si dans toute ville qui se respecte Baïcha. Voilà donc mu ngoog merci Yacine affaire bi moom il faut que ñu góorgóorlu rek voilà il faut que ñu góorgóorlu rek ci comportement yi par rapport ak protection environnement dérèglement climatique ngeen ko tuddee mais ren Oustaz bu dee ci fi suñu borom rek yàlla daanaka dëkk yëpp la laal ci ay inondation ak ñoom seen de ñëpp la laal alaaj catastrophe naturelle yi dafa bëri ci àddina bi de ñëpp la laal ah c'est vrai que Yacine mu ngi wax léegi Ablaye Cissé ñu ngi koy nuyu mu ngi ñuy corriger par rapport ak autoroute bi nee na du foofu nga wax moo dagg xaw ma oui yoonu Thiès bi la ba nit yi jël finalement autoroute à péage bi pour mën a dem am na fu kii am na feneen waa fu yoonu Thiès bi la woon effectivement ba inondation amee du ma dégg dara may sàmbo sama mbàjj gaa yi jëlee yoonu sam ñaajo yooyu yëpp sama fu dagg sax xaw ma ko sama am na réew yoo xam ne parce que dafa metti fi am na réew yoo xam ne at mi yëpp la ñuy taw catastrophe naturelle yi moom te amul lii nu am amul am na réew yoo xam ne ñun maanaam réew mi réew la moo xam ni dañoo yéex a jóg maa ngi lire ñu ni France 1854 la ñu defar seen assainissement ba nga xam ni taw bu ñu doon taw fii ba weer ndox mi day dem. waaye ñoom it am na ci ay dëkk yoo xamante ni inondation sonal na leen biir France. waaw mbënd meek yooyu noonu am na ndox mu demagul de. mais alaaj Pape ah mais day dem bariwul alaaj Pape bariwul alaaj Pape comme sunu réew mi. alaaj Pape réew mépp adduna bi bu doon inondation yay am ci yeneen i réew dana am ndax ndox mu bari mais ñële waxuma tane sunu réew ak njëkkaleen a jóg alaaj Pape ñu ngi góorgóorlu ndànk-ndànk mais départ bi dafa dañoo yéex a jóg pauvre lañ ñun wax la ñu gën a taal ak programme am réew nag alaaj Pape am réew bu ki yor wàllu woowu buñ la tegee bala ngaa liggéey boole ko wax ju bari ngay njëkkee ko liggéey alaaj Pape loolu da jar naa bàyyi xel nit war naa góorgóorlu ba ëllëg boo fi bàyyi ko wàcc ci télé yi ba ëllëg boo fi bàyyi ko ñu ni diw la mu def wax de président à ministre au spécialiste muy ministre baak muy directeur ba muy président ba muy lépp alaaj Pape am réew bu nu la ko dénkee am réew buñ la ci joxe ab cër ne la lii président dafa def ay ministre def ay directeur général parler rek waaw kon lii alaaj Pape fi mu toll ni inondation bi 2 mois buñ ci génnee balaa déwén danañ ko defar mais balaa déwén bu président taxawul ci ñi nga xam ne ñoom la dénk ñoo ko war a yor ci leneen la ñu ne avertiroon nañ xam nga comme li nga am na ay structure yoo xam ne def nañ seen rapport avertir mais taw bi dina bëri mais Baïcha les solutions sont là tey quoi qu'on puisse dire la population est stressée. réew mi sonn ndox bi yow peut-être y en a qui ont la chance di suñu ndox bi mais ñi dëkk ci ndox yi nga xamante ne am na ñoo xam ne ñoo ngi ciy romb tous les jours sooy ñëw biir ville sax da ngay foog ne férié la ñu nekk parce que nit ñi mënuñoo génn seen quartier yi dem mais les experts ont parlé man damay faral di wax ne pourquoi on n'agit pas parce que il suffit tey amuñu temps di fi def ay canaux de ruissellement ay canaux d'évacuation c'est des milliards loolu c'est dans la durée ñu dugalaat ko ci beneen programme peut-être ci budget bi ñu ne dañ koy prévoir tey am na zone yoo xam ne il faut ñu toj ko foofu nañ ko def bassin nañ def foofu bassin jox leen ni kër tabaxal leen ko yóbbu leen fa dafa am loo xam ne comprendre leen ko suñu africain ni ñuy xalaate légal mais suñu politique yi leen rek moo leen manqué muy volonté politique xam nga ay tuyaux dañ koy suul kenn du ko gis ñoom dañuy bëgg lu ñuy def nit ñi di ko gis est-ce que comprendre nga fi may waxee lu ñuy suul ay milliards la comme ni ko soxna Yacine waxee c'est des milliards on te parle de 750 767 yàlla rek a xam mais yooyu dañ naan ñoom bu ñu ko defee lu ñuy suul la kenn du ko gis Sénégal duñu gis liggéey bi waaw te dañ bëgg ñoom lu ñuy def nit ñi tabax yeeg yooyu waaw ñoom yooyu la ñuy bëgg lu fas
donc aspect politique boobu ñoom def ci jouer bu baax. mais li am solo mooy ñu bàyyi xel askan wi te xam ne askan wi li fi teg te ëllëg ñoom itam dañuy rendre compte bu ñu rendre compte fii rek bu ñu demee fële moom. dinañ rendre compte te sénégalais yi la majeure partie dañu sonn il faut ñu dimbali leen. taxawu leen te yàlla rek tax fépp fu dërëmu sénégalais war a dem ñu yóbbu ko fa taxawu leen parce que tamit seen ñàkk la seen ay impôt la seen ay taxe la ñoom ñoo ko moom kon alal ji fi mu war a dugg ci réew mi mooy sénégalais yi mu bañ a yem Dakar toutes les régions du Sénégal ñu fexe ñu assainir ko fexe mu am ay canalisation yu baax a baax nga xam ne bu tawee même bu inondation yi amee as tuut ndox mi mën a évacuer wu nit ñi mën a évacuer seen ay préoccupation yàlla ñu yàlla dolli sutura. amiin en tout cas yàlla baax de toute façon ñu ngi déglu waa météo ANACIM et autres pour ñu jox ñu prévisions yi mais en même temps espérons que plan Orsec bi nga xam ni président déclenché na ko bu dugal enveloppe bu toll ci 10 milliards dina ci taxaw. C'est le ministre de l'Intérieur qui déclenche le président de la République dañ koy avertir rek su catastrophe amee c'est kii la si ay prérogatives ministre de l'Intérieur moom rek moo habilité à déclencher li nga xam ne mooy plan Orsec bi. te comme ni ñu ko waxee sànq faa mu waxtaan ceeg armée bi général des sapeurs-pompiers moom aussi moom mooy mën na ko déclencher parce que su wàccee sur le terrain def rapport jox ko ministre de l'Intérieur mën nañ ko remonter plus haut. mën nañ ko remonter plus haut donc man damay wax rek ne ville yi nga xam ne moo ngi ñëw ñuy wax ay 100 000 logements mu nekk ay projets yu extraordinaire projet yoo xam ne mën nañ fa jóge avancer bu baax ñi mën ci jariñu ñuy defar loolu nga xamante ne mooy canalisation yi ba ndox bi su tawee mu mën fa jaar et que yi nga xam ne nag ñoo ngi ci problème expert yaa ngi fi Sénégal dafa remplir de borom xam-xam macha allah on n'a pas besoin dem uti ko feneen ñooñu rek suñu dégloo seeni conseil ak niñ ko tëddale dans l'urgence mën nañu dégager ndox boobu nga xam ne lu mu gën a yàgg palu beeg yooyu yëpp dafay nekk loo xam ne ay conséquences yu ci mën a expert yi de ki ñëwoon jàkkaarloo vendredi passé man kooku laa faa. professeur kooku il faut que ma takkal ko njël xam naa fa ni njëlam laay def sax dama ko faa. fatigué na waa jàkkaarloo wax na yu am solo en même temps parce que Sénégal comme on dit effectivement dafa bëri ay borom xam-xam merci Yacine ci sujet bi jëm ci wàllu inondation plan Orsec cause risque ak conséquences très important 11h16 daañu dem léegi ci carnet de voyage bi moom la ñuy jeexalee partie bi ak Ajaratu Bessel